14 milliards bu Mamour Diallo chambre d'accusation bi nag daal dinay dëggal kon ordonnance bu doyen des juges d'instruction daal di bañ kon boobu les recours li ko wundu nag moo di leader bu Pastef les Patriotes moom dafa déposé woon ab plainte ñeel lu balaa lu askan wi daal di constitué wu partie civile kon mënul agir ci coow li ci ndaxte amul benn lorange bu jëm ci booram directement mu di kon préjudice direct ñu wëy ba tey ci xibaar yi daal di wax ci génnub ni ki tey bu association bi ëmb jaaykat yeeg industriel lu réew Sénégal am na jafe-jafe yu bari yoo xamante ne ñu ngi koy dund lim nañu ko bokk na ci yéexaayu conteneur yi ak itam yokkutey njëgu fret bi nga xam ne ñoom bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu dafa daal di kon doublé ak itam leneen loo xamante ne li leen metti moo di patt pataar lu jëwrin bi ñu dénk wàllub commerce tax association boobule nag di sàkku ci ñu amal ab conseil interministériel jëm ci wàllub commerce bu ko defee ñu saafaral leen jafe-jafe yi ñuy dund waaye fexe itam ba njëgu dund bi bañ a yokkute yoo xamante ne kenn du xam fu mu jógee ñu ànd ci ak seen directeur exécutif mu di Omar Cissé. mooy conteneur yi nga xam ne day tardé bu jéggi dayu conteneur boo xam ne léeg-léeg mu def ñaari weer wala sax ñett ci àll bi loolu amul sikk ci ne conséquences yi dana métti loolu ci commerçant bi. yoo xam ne nañu def audit sur la facturation portuaire parce que ba léegi ni ñuy facturer nit ñi commerçant yi li ñuy ñàkk ci xaalis ci loo xam ne tegul ci yoon dafa bari. concurrence étrangère déloyale jàpp nañ ñun commerçant yi ne su fekkee mbir mi nii lay continuer ci kanam tuuti ñun danañ génn secteur bi bàyyeekook ñi nga xam ne dëkkuñu fi te loolu j'interpelle ñi nga xam ne ñooy association yi yor consommateurs yi. côté conseil interministériel mënul ñàkk donc président. jëwriñ bi ñu dénk njënd ak njaay daal dinay àddu ci yokkute njëg dund boobu la ci ab communiqué asom Aminata Diatta mu ngi daal di fàttali ni kon njëkk yi dañoo taxawoon benn place atum 2012 ak 2019 amoon na stabilité te boobu la stabilité li ko fi jëlee moo di mbas mi jàngoroy coronavirus ak itam yéexaayu kon chargement yeeg déchargement conteneurs yi leneen loo xamante ne itam indi na ko moo di conteneurs yi léegi bareetul yu disponible jëwriñ bi ñu dénk wàllub commerce daal di dellu siwaat itam ci mesures yi ñu jël yi département am jël bu ko defee li ni mel ñu daal di koy saafara ñu ànd ci ak Fatulaye Mbaye Diop. xaar ab wàññeeku ci lu jëm ci njëgub denrée de première nécessité yi bu yeboon nañu xaddi ndax nag jëwriñ ji yor wàllu commerce moom mi li di expliquer lu tax nag ñu yokk li nga xam ne moo jëm ci denrée yooyu le te it ñuy wax ne lu ñu gis ci àdduna bi wanewul ab wàññite te prévision yi ñu gën a xalaat nag mën nga jëm ci weeru mars ci atum 2022 lu waral nag situation bi le ministre du commerce di wax ne nag mbas mi moo fi jaar te bokk na ci wàññeeku exportation yi nga xam ne moo ngay jóge ci yenn dëkk yi xay chargement yi ak déchargement conteneurs yi wàññeeku yi tamit yu jóge ci conteneurs yi tax nag entreprise yu bari daal di daanu tension politique ci Mali yi tamit tax na lu jëm ci wàllu ndawal gi fii ci Sénégal daal di yokk jafe-jafe yi nag tax nguurub Sénégal ne moom dina jël bépp matukaay rek ngir nag waaye jëfandikoo bi bañ ci gaañu mu doon taxe yu jëm ci wàllu valeur ajoutée bi nga xam ne jëlee nañ ko ci 18% indi ko ci 6% loolu tax njëgu farine bi kenn yokk ko rawatina mburu bi yeneen taxe si wàllu dowliñ bi itamit ñu daal di koy xoolaat terewul ba léegi mën nañu wax ne lu suba rek la ñuy wàññi lii di njëgu dund gi. bu ñu leen déggee Abdoulaye Mbow dafay mel ni yokkutey njëkk bi moom amaguñu ci ñoom pexe. waaw amaguñ ci pexe def naa ne te firndeel nañ ko amaguñ ci pexe waaye li mën a am mooy di mën nañu gëm ni effectivement ni mbas bi am na loo xam ne def na ko par rapport ak li nga xam ne moo di maîtrise des prix sur le marché mondial maîtrise des prix à un niveau interne par rapport ak spéculation bu ñu war a mën a constater sur marché bi te conséquence bi moo di inflation maanaam gonflement des prix mais xam nga itam dañu ne kay jiite toujours dafay am li nga xam ne mooy la politique d'anticipation boobu noonu bu ñu ko amee def naa ne mooy tax lépp li nga xam ne spéculation boo xam ne dañ koy créer surtout à l'occasion d'approche de fête parce que xam nañu ne Sénégal fête buy ñëw ka doon Fat Abdou bu doon jëlee njaga njaayam 100 francs dinañ ko yokk 150 wala 200 donc non maîtrise des prix sur le marché boobu noonu dafay andi gàllankoor sur le consommateur te consommateur bi itam poche am maanaam gafagaam yokkul par rapport ak li nga xam ne moo di niveau d'élévation des prix sur le marché donc dañu war a teg ay garde-fou li nga xam ne moo di contrôleur économique yi ñu gën leen yokku ba nga xam ne effectivement leur présence sur le marché dina mën a tax ñii nga xam ne il serait tenté d'augmenter benn prix te jaareelu ñu koy
yoon jaarul ci commission bi nga xam ne dañu ne nii la ñu d'accord pour yokk prix wu ceeb bi wala prix wu ñambi bi wala suukar si wala leneen mu am circuit boo xam ne fa lay jaar effectivement ba nga xam ne daañu ko gis nga boulangerie boobu léegi ñu ngi bëgg a yokk prix lu tax mënuñu yokk prix parce que itam dafa nekk benn vase clos boo xam ne effectivement jëwriñ ñi dañ ko tënk ba pare maîtriser ko moo tax mënul am inflation boo xam ne da ngay yeew parce que les boulangeries dans le secteur sont très bien maîtrisées. te du askan wi dong moo ci loru Fatou Abdou gis nañu jaaykat yeeg industriels yi di sàkku ñu taxawal ñu def ab conseil ministériel bu ko defee ñu ut ay saafara ci jafe-jafe ñoom. jàmbat yi da nga naan dafa bari c'est-à-dire mën nañu ko dippee sax front social parce que secteur yëpp tey nga gis ne ñoom ñooy jàmbat démb ñi ngi wax ci boulanger yi tey ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci commerce mais également industriel ñoom ñooy yëngu parce que mbas mi li mu indi ci jafe-jafe ci wàllu koom kenn xamul lu mu toll xam nga ñu nekkoon ci secteur informel dañu wax ne perte nañ lu toll ci 500 milliards yoo xamante ne mbas mi moom moo leen ko jural mais su weesoo loolu conteneurs yi ni mu daan ñëwee ñëwatu ko c'est-à-dire que jafe-jafe la fret boobu ñoom yàgg nañu ko jàmbat ca fa nga xamante ne foofu lay jaar muy port ni muy yegsee ak douane bi du benn du ñaar nga dégg commerçant yi ñu jàmbat ko réew nag bu tollee fii ñuy wax koom gi ni mu nërmeeloo te mbas mi indi ko ñu ne relance économique c'est-à-dire que askan wi dañu ko war a sentir mais également ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay commerçants industriels parce que dañu am solo parce que Sénégal boo dee sat bëri na ay bërëb yoo xamante ne amul zone industrielle Thiès bi ñu jege rek amatul zone industrielle bu fekkee am na ñu fi nekk ñoo xamante ne dañuy yëngu ci wàllu industrie di yëngu ci wàllu commerce di góorgóorlu di am loo xamante ne ñu ngi koy jariñ seen réew kooku état moom moo leen di jàppale suqali leen bañ leen nërmeel parce que bu leen nërmelee moom mooy am jafe-jafe ndax ñooñu au moins am na ñoo xam ne ñi ngi bootu seen ginnaaw am na tey taux de chômage boo xamante ne ñi ngi ci xettali li nga xam ne moom mooy nguur kon nguur moo war a indi pexe ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund. te Mansour ni ñuy jooyee njëg yu yokk noonu la yenn jaaykat wala yenn baykat yu nekk fii Sénégal di jooyee yor seen ay produits gisuñu ku ñu ko jaay. xam nga xat yi Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Sy da wax naan dëkk boo xam ne amul loi amul foi ñu sell ñi fa nekk ñëpp daanaka dëkk ba day soppaliku ci ñoom prison et c'est ça la réalité bu fekkee lii dugg si ministre bi ni mu teg lépp ci ay tomb dafa sukkandiku ci ay loi moo xam loi des finances moo xam beneen loi tënku ci wàllu koom-koom prétexte conteneurs yi manqué na douane bi yokku wax na itam TVA bi nga xam ne def nañ ci ak wàññite yooyu yëpp ay annonce la yoo xamante ni xëy na dañu sukkandiku ci wàllu loi ba kenn mën leen cee jëm baaraam mais prétexte bi itam mooy fi jamono toll alors foofu bu ñu fa tollee li Fatou Abdou wax sànq ci wàllu industrie donc nga mën a génne askan wi dëkk ci réew moomu ci goutte gi ñu nekk mais boo seetee même industrie yi nekk fii nii ak yeneen entreprise yi fi nekk teniruñu compte ci askan wi juñu na sànq Ablaye wax na mburu mi lu tax mënuñu ko yokk mais boulanger yi gis nga leen côté bu ne ñu ngi fay jaar pour yokk mburu mi ba ni sax bisu tabaski duñu yokk nen sax dafa yokk usines yi defar nen ñu ngi fii Sénégal lépp lu ñuy defaree Sénégal ak néew fexe nañu ba nguur gi bàyyi na nit ñi ak consommateurs yi ba nga xam dañ leen di xoj sur tous les plans jamono yooyu bu ñu fa yekkee nag état bi li ñuy indi yépp ci ay lay la mais c'est-à-dire que mënuñu contrôler marché bi am nañu perte yi ci liy dugg si et mënuñu contrôler li fi nekk donc bu boobaa ay lay dong lay nekk tey mënuñu la wax lenn loo xam ne mënuñu ko contrôler ci marché bi ci kilo nangam bii lii lay jar bi nga ko junjee sànq ci sa question bi